Une revue de presse hebdomadaire ak Mbaye Production. dal leen ak jàmm ku bëgg a dee weexu ku sab kan di métti yaa xam na muy métti mbënd mi ñi mu lor ci banlieue bi wan nañ seen mer ministre de l'intérieur bi Antoine Félix Diome moo ko déguisement am ak gàngooram keroog ba ñu demee ca banlieue ba ngir gëstu ñi mbënd mi laal daj nañu fa lu mburu mësta daj cib taal ubbil Le Quotidien yéenekaay bi ne Antoine Félix Diome jommi na ndax lu métti la daj ca banlieue ba las ne ko waaw lu mu mësul daj léegi ko mel ni ku naan ko askan wi ñoo sonn yebbi ko seen mer bundu xatal gu metti lañu ko bundu xatal dañu ko bundu xatal ba mu far lab les populations se rebellent Antoine Patos loolu la yéenekaay bi bind L'Observateur wax nañu ci Antoine Félix Diome ak cortège bi baare ga ñu ko baare lan mu daj naka la fa génnee ak lan moo ko fa génnee lépp moo ngi ci biir yéenekaayu IGFM bi léefa nenu askan waa wanewaat seenu mer ci Antoine Félix Diome lekk ko dalee Grand Yoff ba Kër Massar Diamaguène Guédiawaye ak banlieue bi yépp mer a tax ñu wàcc ci péage bi boole ke ministre de l'intérieur ba pare ni ko bëgguñu ceeb du diwlin du suukar li ñu bëgg mooy nga génne askan wi ci biir ndox mi Antoine Félix Diome mel ni kuy tontu naan waaw loolu rek laa bëgg génne askan wi ci biir ndox mi Libération ne banlieue bi lépp a tay la ko dalee Lansar Tivaouane Diacksao Diamaguène ñoom ñëpp wàccoon keroog ci autoroute à péage Kër Massar yi kenn demul ñu des ndax may ñu tous seen maire bi di Tafa Mbeng mook ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome yu xooyu metti la ko askan wi teeroo keroog ci Kër Massar L'As ak Le Soleil naan plan Orsec ba ñëw na Le Soleil national ne 27,8 milliards l'état bu Sénégal teg ci table ji ngir jële fi mbënd mi teg na ci luy tolloog téeméer ak ñaar fukki moto pompe ak daanaka lu jugee juróom fukk ci hydrocarbures yoo xam ni lu ko tax a jóg mooy jëlee ndox mi ci mbedd mi réew mi quotidien mel ni ku naan ko lépp ay naxa sa kandang la ay tirise képp laa fi gis La Tribune moom di samp laaj naan ci lu ëpp juróom-ñaar téeméeri milliards yi ñu dugal ci mbënd mi moo ki plan Orsecam 2012 ba tey fan la dugg La Tribune ne ak lañ bët gu dëggu ci boppam moom lañ ci war a def L'Observateur mel ni ku naan ko waaw paracétamol mënulu tus ku sida te ay jafe-jafe yu metti te wóor moo fi nekk ba tey kenn mënu fee indi ay saafara yu tax ñuy wax lu ñu daan wax sunu équipe suukar la ku ko bañ doo ndekki loolee waxi supporter la waaye réewum Sénégal fi mu toll bëgg ko bañ ko suukar yombatu fi ubbil yéenekaayu des médias bi La Tribune ne féppay metti askan waa ngi dund jafe-jafe yu tar ndax dund gi yëpp a yokku ci jamono boo xam ni alerte moo ngay alerté naan suukar amatu fi La Tribune ne ko du suukar kase ndax muy diw gi meew mi légumes yi matériel de construction bi ciment beeg ñoom seen facture courant bi ak ndox ma sellul mi lépp a yokku laa la wax La Tribune ne du ma yam foofu de ndax lu ëpp junniy milliards 1127 milliards ci projet yoo xam ne ci xiiroo ak ŋaayoo dong fa la mujj ma ne ko La Tribune yan projet la ak lan moo ca dugg mu ni ma TER 656 milliards centre international de Diamniadio 59,1 milliards BRT 300 milliards arène nationale 38 milliards data center 63 milliards La Tribune ne fépp partout tous askan wépp a sonn ci jamono boo xam ni milliards yaa ngi ni tasar ci réew mi ñu koy pasare mbas mi ni xës mbënn mi fës dund gi ni fees kenn mënatu koo gis yàllay buur nguur du buur ku sag dund buur tey nga wuyu ju buur Hissène Habré faatu na xibaar bi la yéenekaay yu bëri xëyee ci àllarba mu di L'Info Direct News La Tribune L'Observateur Rewmi Quotidien Walf Quotidien Libération Dépêche Critique ñoom ñëpp xëy tàggee njiitum réewum Tchad ma woon di Hissène Habré L'Info nañu l'hôpital principal bu Dakar fa la faatoo te ba muy faatu amoon na juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeenti at source ànd ko laataa muy faatu kay jaar na ca clinique du Cap ba nekk ca wetu Camp Pénal fa la jaar ba noppi doogee dem ci hôpital principal doogu wuy ji boromam L'Obs nañu Hissène Habré faatu na ci talaata ji Dakar la faatoo te ba muy faatu fekk na lu tolloog juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñeentam yéenekaay bi duñu wax ni Hissène Habré xeex na xeexam bu mujj moo coronavirus ñoom la woon waaye delta bee ko daan ba faf yóbbu ko Bougane Gueye Dany njiital gëm sa bopp gannaaw ab convocation bu nu ko joxoon ngir ay affiche ak panneau publicitaire yu mu defoon ne di ñaax askan wi ngir ñu dem bindu ju ci liste électorale yi dafa mel ni lu boroom gën sa bopp yàkkamti woon La Tribune moo nu koy xamal Dany Bougane Gueye ba mu génnee bàyyilul dara ministre de l'intérieur bi di Antoine Félix Diome nee na ko xawma noo def ba nekk ministre de l'intérieur waaye jaaxal na ma ndax matoo ko jigéewoo ko te it xamoo ko te nag teg nga ma gàcce loolu ba nga may convoqué doyewuma tus lu jël ab lettre gannaaw ab convocation moom Bougane Gueye Dany ministre de l'intérieur bi convoqué na képp ku bëgg a bokk ci élection locale yi Vox Populi moo ñu koy xamal nee na amatul laayam yi mbir mi leer na ndax Antoine Félix Diome nee na caution bi ngir bokk ci élection locale yi 15 millions de francs CFA la critique yéenekaay ak L'As Quotidien nee na mbir mi ak segg ci boppam lay nuru ndax Antoine Félix Diome dafa bëgg a segg gaa yi wàññi opposant yi Walfadjri yéenekaay Le Quotidien nee leen lu ci mën a am daal Antoine
nee na 15 millions la. bërëb bu ñu defee million ci building administratif bi ci Ndakaaru moo doon tàkk jëppet loolu la Walfadjri xamle. Vox Populi naan ko waaw njàqare gu rëy la ñu amoon ci jéey ji waaye yàggul dara sapeur pompier yi fay lakk. Vox Populi ne ci alxames ji 10e étage bu building administratif bu Ndakaaru moo doon tàkk. Le Quotidien ni ko tàkk gu jur kay ay laaj yu bëri. journal bi ne yàggul dara ñu def lu tolloog ñeent fukki milliards ci building bi ngir di ko defaraat ba noppi ay xëccoo yu bari xiiroo ak ngaayoo amoon na te anam woon joxe woon marché building administratif bu Ndakaaru lu ci mën a am Vox Populi nee na ubbi nañu l'enquête ngir xam lañ moo waral lakk gi. ku lekkuk daay feeraay doon sa médaille tuddati nan ko moom Dieyna Baldé ci geneenuk njombe. ubbi l'Observateur moo ñuy wax ci mbiri rappeur bi di Djibril Mbaye Fall alias Bril Fight Fo diggam ak Dieyna Baldé. journal bi wax nañu lu bari ci mbir mi ba wax ñu naka la Dieyna naxee Bril Fight Fo ba sàcc ñetti téléphone am 10 millions yi ñuy tudd ci mbir mi ak vidéo yu yéeme yi ñu ci tudd ak nit ñanu ca tudd enquête bi fa mu jaar ba képp Dieyna Baldé loolee lépp l'Observateur wax nañu ko. lu ci mën a am Dieyna Baldé nday mbill ji Ali Baldé ak Pape Ba ñoom ñëpp ña nga ca ndungu sin talaata bii di ñëw lan leen di àtte. lii moo nekkoon seen revue de presse hebdomadaire jàngeen jëf.